Nila a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mbokay maa ngi leen a déglu. Hello each and every one of you who is following me right now. I know that I was off on Facebook for almost 4 days. Facebook blocked my account for 4 days, so I don't know what was going on. And but you know, thank God I was back on Facebook yesterday. I was back on Facebook, but my Facebook was blocked again for 4 complete days. You cannot even see my videos. Everything was blocked. But thank God my other Facebook was going, and then I have some people who are sending me message. Hey, we cannot see you on Facebook. Yeah, you're right. You cannot see me because guess what? I was in Facebook jail. Facebook took me to Facebook jail. If you don't see me here, you don't have to ask me. You can know that Facebook took me to Facebook jail. So now, yesterday they released me from Facebook jail. Right now, I can come to Facebook and talk and say all my nonsense again. Who cares? Please, if you are watching me, if you don't want to listen, I don't force nobody to listen to my videos. Okay, and please, my viewers, I'm coming to talk in Wolof. Today I'm going to speak in Wolof. Please, I'm going to speak in Wolof. I beg you, my people. Okay, so please, okay, I will speak in Wolof. After Wolof, I will speak in Mandinka. Okay, I'll do my best. But today, the first one is going to be Wolof. After Wolof, we speak in Mandinka. Mbafala ni surakon, nimbala surakon la. Ngana ngafo ni Mandinka kangola. Mulmunya lonko almang fengu moy. Suruama den ko ba ngafo ni Mandinka kangola alsa moy. Bari ni wato beko no. Facebook yen sama Facebook jail. So na Facebook o mantra katama no, you know. So bari model bije na loyal fans. Momo mu yalla you are my loyal fans. Go and follow me on Serin Chap actually. So because if they block me here, that is the Facebook that I'm using, okay? Okay. Mboka yi magna gerim. Mbafala momo ko momo mu na video imal lefi kamo yeta. Mammo forcer yena video jube. Forcer wu mo ken mu deglu suma video. Man maliki Serin Chap actually xale bu xer nek ci xam lepp mu lepp ti wax lepp man la. Forcer wu ma ken nga sétan suma video dama bëgg kipan ko xamne yang ma deglu nang ma deglu ak hell buma deglu ak xol video bi pour gouvernement Macky Sall la dama bëgg pour Macky Sall mu xamne ñunu Gambien yi son nañ dañu bëgg pour mu ñoo jël ci Adama Barrow denga mu ñoo jël ci Adama Barrow ñu son nañ Macky Sall mo ñu rar Macky Sall ya bon Macky Sall ya bonati Macky Sall bi la wala da fi falu mako man seen japatul do fi falu Macky mané Macky Sall ma nga wax ne sa sordal yu nekk Gambia sa sordal yo xamne yoyu nga yone Gambia dañu buga man seen jappate la mané nga gene len fofu sa sordal ñu nge reey wa Gambia sa sordal ñu ñoo reey Macky Sall dafa doy ku la waxu dega ñu wax le fen sa sordal yagu tami ben Gambian lañu retier reey ko député bi di waxa sordal yi melni banta dafa am neegu Sénégal seen soldat yi yëpp ñu nekk Gambie de waaye dafa am ay soldat sénégalais ñoo xam ne lii moo nekk xawma ñu ne ñetti yoon yéen sénégalais yi soldat yi sénégalais yéen a ngeen rey doomi Gambia pour lan xanaa yéen soldat yi Sénégal yéen rek a nekk Gambia xanaa yéen rek a nekk Gambia ñu ngi amee Nigeria ñu ngi amee Ghana ñu ngi amee Sierra Leone ak Liberia waaye problème bu am Gambia ku ñu rey kan moo ko rey soldat Sénégal ku ñu rey foo ñi ku ñu fa rey soldat Sénégal te xam nga la dafa doy gis nga waaji bi kii koo xam ne dañ ko rey nii waaji bi nekkul waa foo ñi daray fa la Sénégal seen soldat yi dafa war a doy gis nga président Barrow su leen waxu dëgga ñun leen wax dëgga gis nga rey bi duñ ko jël duñu jël gis nga Macky Sall maa ngi wax ne sa sénégalais yi ñoo xam ne ñu ngi Gambia ñu ngi rey nit yi rey bi bu doyul man Serigne Thiapatole man maa toog fi joxe suma taalibe yi ma jox leen ndigal maay toog fii suma taalibe yi lay jox ndigal Gambi suma taalibe yu nekk Gambi ma la joxee ndigal maa ko wax suma taalibe yi ne duma bi ngeen xam ngeen ne rey nit ngeen nekk Gambi man Serigne Thiapatole fii lay toog suma taalibe ma jox leen ndigal ñu ñëw fekkale fa ñu duma leen ba ngeen xam ne reewaay ak rey nit boo xam ne loolu ngeen nekkee Gambia ñun duñ ko jël dafa doy Macky Sall yaa fi indi président Adama Barrow
Macky Sall Adama Barrow yow yaa tax mu falu Adama Barrow bés mu faloo ba tey ñun amuñu jaama léegi bés mu faloo ba tey bagage bi yëpp a cher dunda bi cher na nit yaa ngee jooy ñun ñu nekk Europe sax mënuñoo am jaama léegi mu ngee signé rek moom kay bu ñëw mu signé rek signé rek la fa nekkee duy jànga Macky Sall jaaykati kër nga ñu jox man peinture kat nga ñu jox Adama Barrow kooku peinture la xam li fi la luwaas kat nit koo xam ne dafaa dem jël xaalis yi luwaas Macky Sall loolu nga ñu jox Yaya Jammeh lañ bugg mu dellu si xam nga yéen sénégalais bi daa wala ay waay Yaya Jammeh ko mooti ñaata soo leen gisee tey ngeen def lu leen neexee Gambia Yaya Jammeh moo leen sori ma ne ko babili basa aba futu dafa poto juwoto nka ko ngalo itata mbenge kumbo he bar Yaya Jammeh muna ni bi jannu ise buto ngoli do gis lo te Yaya Jammeh nekku fa lu leen neex ngeen def ko yéen sénégalais fii ngeen toog seen booda bi ngeen tëj ko yéen a tëj booda bi yéen a ko tëj yéen a tëj booda bi ma ne tey soo nekkee gis nga suñu toogee ñu ngi wax affaire mboka gis nga mboka ñaari tànka moo koo dox mboka ñaari tànka moo koo dox waaye ñun Gambia bu ñu jógee Gambia ñuy dugg si Sénégal soo amee benn pati daala bu rafet sax benn pati daala laa la wax benn pati daala sénégalais ñu duwaañi la pati daala laa la wax ñu duwaañi la boo amee benn poti sukur sénégalais ñu duwaañi la waaw nañ waxante dëgg ba ana mboka boobu Sénégal yéen a fi toog ngeen tëj booda bi affaire Yaya Jammeh xanaa yéen xamu leen ñun suñu dunda bi tamit si booda ñun tamit suñu dunda bi daf leen ñëw turu di booda ku leen waxu dëgg mu wax leen fenn yéen a fa nekk di ñu bunda xatal léegi nag Macky Sall yaa ngi yónnee sa machinerie sénégalais yi ñu toog Gambia ñu ngeen téye waa fooñi di leen rey te loolu dafa doy xam naa léegi ñu ne rey nañ benn fooñi Haruna Jatta ñu ne ak benn soldat Gambia rey Barakaati Demba tamit ñu rey keneen tam kooku daree fan ma ne ñun Gambia am nañ right pour jaay timba gis nga tey Gambia tey dafa amee ñoo xam ne dañoo amee papier bi mu ne am nañ droit pour jinda sorry dañu amee ay papier yi moo leen jox droit pour ñu dem ñu jënda banta ci àll bi ñu ngi amee papier jógee forest ñu ngi ko amee waaye sénégalais yi yeneen ñëw di arrest Gambien ñooñu jël seen banta yi ana banta yooyu kenn xamul fan la nekk kenn xamul fan la banta yooyu dugga tey kenn xamul banta yooyu fan lañ dugga tey xam nga Brikama SSP dafa amee ay banta yu bari yoo xam ne yéen Sénégal soldat sénégalais yéen a ko jël ana banta yooyu ku ne waxu dëgg mu wax leen fenn Sénégal dafa doy rey bi dafa doy Adama Barrow bu si deful dara ñun ñooy jóg def si dara rey bi dafa doy xam ngeen xam ne fooñi Gambia la xam nga Adama Barrow moom cuune la dafa xam nu ñoo roobee réew cuune la Adama Barrow mënut a yóbbu réew kooku cuune la maa ko wax Adama Barrow cuune la mënut a yóbbu réew Macky Sall moo ñu roon moo ko fa indi de Macky Sall moo ñu ko jox Adama Barrow cuune la maa ngi wax Adama Barrow gis nga waa soldat Sénégal boo leen génnee wut fooñi dañ indi problème Sénégal boo leen génnee wut fooñi ma ne xanaa Sénégal ma ne xanaa soldat yi Sénégal rek moo nekk Gambia dañ wax dëgg waay léegi ñu génnee foofu soldat yi Sénégal ñu indi gaal yéen yi foofu xanaa mun koo def Adama Barrow mun kaa def loolu parce que Sénégal seen problème dafa bari de ma ne soldat yi Ghana ñu ngi fa génnee leen soldat yi Sénégal ngeen yóbbu leen feneen ngeen indi soldat yi Ghana mun nañ ko waaye ba tey benn problème bi la rey Sénégal rey nañ ko ñu ne ku ko fetal Sénégalais nañ wax nga dëgg waay fetal bi ak rey bi moo bari léegi ñun loolu lañ bëgga soo leen xamee ne maa ngi fi amee député bi mu ne xaaral ngeen déglu from the député ngeen xam ne lii nekkul problème bi waa fooñi de fooñi Gambia la nekka fooñi loi
nagara foñi nama bu ñoo fay adama baro nama bobu lay fay denga wa foñi nama bu ñoo fay loya dabo non loya dabo non la amé droit ci rew bobu non sense bi dafa bari ñun duñu tok fi ñuy gis yena ngeen rew wa Gambia ngeen tek ne dañoo tok ñu nopi wa foñi ñu ne dende dem ci ala bi ñu dem uti mata def ko ci charrette yeen sénégalais su wa foñi joge mata ñu jël mata yi def ko ci ko charrette bi yeen ngeen ñew rek ngeen ne waaw nañ firi mata bobu ci charrette bi parce que xejna ci biir mata yoyu ñu ngi amé ay fetel ñoñu wacce mata yoyu yépp ngeen seet mata yoyu yépp gisu leen fa ben fetel ngeen dimbalé leen ñu délo mata yoyu waaw fo ñu ne bes bu ñu démé ci biir alé pour dem uti mata bu ñu ñëwé rek ngeen tiyé leen ngeen wacce mata yi ngeen ne waaw yeen ay bal ngeen na seet fofu ay fetel ngeen na seet fofu ay li ngeen na seet mané dafa bari sen complaint bi dafa bari sen complaint bi dafa bari comme every time ni jangé complaint ku ñu wax Sénégal soldats Sénégal soldats Sénégal soldats Sénégal yena nek ñen ma laaj leen Sénégal ngeen toju de wa Gambia de toju leen fa Gambia toju leen fa parce que rey nit ngeen fa nek ak kata xale yu jigéen yi loolu rek ngeen fa nek yeen Sénégalais mako wax soldats Sénégalais yu nek Gambia ñu bari yeen ak ci yeen kata xale yi ngeen fa nekkee waaw mako wax ma ngi wax ben police officer xam nga lan la ma wax mu ma ciapaccu li ma ne ko ne naam haral ma jagal suma haftani bu jek borom sanse grand bobu de rafet bi de Macky Sall du ko son ak suñu tuune bi bu nekk Gambia Adama Barrow du mëna sol bi de bi dafa jek waaw talibé bi woma mu na mëna tay foñi bo amé condom bidik bi yapay jeex kawas bi dafay jeex légui dafa manké légui kawas bi la ci dafa manké ñu ne légui bo nekku soldat sénégalais wa foñi du la jox bajo loolu la dékk de suma tal ñu mako wat ñu ne ma légui bo nekku soldat sénégalais wa foñi jaxnis foñi du la jox bajo parce que soldat sénégalais ya dafa am ñeneen ñoo xamné ñu ngi ci ñom kata xalé yi rek ngeen fa nekké té xalé yi jangi Gambia rek leen kata kon dafa doy kata bi dafa doy xamna kata bi motax ngeen tok fofu kata bi dafa doy ne ñu seen xon ba ngeen xam yeen ngeen tok di kata suñu xalé yi rek ngeen tok fofu suñu gene ngeen rey ngeen ne waaw mistake la ngeen rey waaw ekomogra yena nek ñan Gambi de tëju leen fa xana kata xalé yi lo rek ngeen fa nekké yeen bo leen indi wut febar foñi ñun dañ nañ sante yalla ñun ñu jaxal rek yeen ma wal leen li ki mo nek député foñi bi ngeen déglu député foñi bi lu mo wax déglu leen Macky Sall wala Macky bo ma moy do fi falu Macky Sall do fi falu Macky Sall da nga bon baaxulo bugulo ku baax Macky Sall ku la Macky Sall yokula bu gassa buuma ko Macky Sall so na nga ñu Macky Sall ya ñu ror way Macky Sall li lan la wa jëlal sa soradi nga yobu len dafa doy legi dafa doy so mu na yobu Adama Barrow nga yobu ko yobale ko denga ñun dañu sonna de gis nga non c'est bi Macky Sall xamulo yalla xamulo yonenti way na xam ya jamme ga ko babil basa aban jibe ka éditorial jël ngale ban jibe ka de babil basa be fula nga jilanka nga kekendo dame jilanka widame manam ita birita da fosay bata keso mum ban tolla muna yaajam nga yamum fo wolonde nga ñin hane price fo ya increase yaajame na ñaw de yaajame na de ni man na masi bo boy la bol kande ciune wala ban tolle bulu Macky Sall moko fa indi Macky Sall mo ñu ko jox président Barrow ko ciune la mu ta yobu rew xam nga bokku la xam luwas ko lekito yo wala di mon wallahi luwas ko lekito mom yala ka luwas wala fenge bullo penturo yo le di mon he bare billahi wala ko man to mo fa alay deglu len ki mo nek député fallait député foni deglu len ko luma wax lu am foni député foni Bintang Karanai constituency mom lañu waxtanal
jërëjëf mbokk yi nuyu leen sant leen gërëm leen ziar leen bu baax a baax di waxtaan ak honorable Camara nag moom moo nekk député Foni Bintang Karanaay constituency moom la ñoo waxtaanal fii ci biir kër gi moom nag dina isi an insight into what happened ci Sibanor nag xam ngeen ne ci constituency am la nekk di ko sant di ko gërëm as well si time bu mu jël rek jox ko télé bi jox ko online bi ba pare yi tamit jox ko rajo bi sant ko bu baax a baax honorable Camara jërëjëf kontaan naa trop pour ma ñëw attend sa interview bi. I'm very happy and this is my first time te maa ngi laa jërëm I think let's go straight to the point mooy incident bu happened Sibanor between Senegalese soldiers and one truck driver called Sifo Job. It was on Friday on the 2nd. I was going on a weekend dama doon dem weekend su ma dëkk mooy Sibanor ma aga block ma fekk fa aussi Sibanor police station ma jëli ko ñu ngi dem Sibanor bu ñu aga Sibanor police station rek the officer on the ground mu ñu fekk foofu mu ne ñu ko ndegul mu ne aussi there is a problem going on here ma ne ko fan mu ne ma just fii ñu seet ñu gis nit ñi ma ne we rush to the scene ñu dem si scene bi ñu fekkoon ni ñu fa bëri ak police officers yi ak Sénégalais bi 3 pick-ups ma nekk la moo xew ñoo fekk foofu ak police ñu ma fekk foofu ñu ne ma Sénégalais soldats yi économique soldats yi ñu ne ma économique soldats yi ñoo doon driver bi ba mu moom ñu takk ko ma ne takk ko ñu ne ma waaw ma ne ko non ma ne who is the commander then bëgg na waa commander bi after very blunt with them ñu woon ma commander bi I went to the commander with the OC ma ne ko yaa commander bi mu ne ma waaw ma ne ko what happened ma introduce ma ne ko man may député bi fii man ma suma tudd Modou Camara la waaye dama bëgg ko xam lu happen fii he have to walk away from me bëgg na xam ma topp ko again bëgg na xam ma topp ko for the third time ma ne OC bi OC mu ne ko sori ma ne ko yow kanoo di to Sénégal MP mun na la nañ waxante dëgg xanaa li respect la suñu député koo xam ne suñu loi bi ñoo ko war a jagar mu ngi waxaa yow soldaari sénégalais bu la wax ak moom yéen a nekk ñan lii moo tax ma ne réewaay bi dafa bari kii su nekkoon député sénégalais su waxee ak yow di nga ko déglu waaye gis nga réewaay bi yëpp Adama Barrow moo ko tax soo gisee ngeen ñoo yëpp suñu dëkk bi Adama Barrow moo ko tax yabaate bi dafa doy dégg nga yabaate bi dafa doy te yéen a ngeen merloo nit ya yéen rek nekku leen Gambie waaye problème bu am foofu yéen sénégalais yi la problème bu am yéen sénégalais xanaa yéen kenn nekk foofu nañ déglu député bi ba mu wax yabaate bi dafa bari député danga ko war a respecté even alkaati dëkk bi sax koo xam ne sax moo nekk alkaati dëkk bi bu yow boo nekkee njiit bi war ngaa taxaw nga wax ak moom waaye suñu député bi di wax ak yéen you guys are disrespecting him and he's our MP nonsense mu taxaw nga ola doo xam moom aussi mu ne ko lu tax ngeen def lii sax mu ne ko yow yéen soo leen intercepté yi soo leen stoppé driver yi truck driver nangu ñu taxaw you call a shit ñu intercept leen ñu delloo leen foofu lu tax kii def leen ko ngeen dóor ko faale wuñ sax waaye lu happen pendre mooy it is very sharp Sénégalais soldiers ñu ñëw fii di dóor suñu gars yi dara di fi jéem il faut que remember the same soldiers in Kanilai they shot our own soldiers there and sustain injuries. The second time also they shot Haruna Jatta and kill him. Nothing has come out. The third time also they beat this Sifo Sonko and tied him up. If those people are not there, the police, if the police are the people, they tied him, hospital. So I was very angry on that day. I'm not pursuing this case because of politics, no. I want the integrity and sovereignty of the Gambians. You cannot be in your own country like a foreigner. Wallahi. This has to stop. More than money follows, and now the magistrate case be Jadara Generasi. Mota, you Musa Majesty interview. Why this? I'm ready to go anywhere, I'm ready to do anything. That will make sure that all the Gambians
today is for Sonko tuba kan mo ñi wallahi ken xam it was our soldier wallahi is for Sonko tomorrow who is it? Because luma jana nahari moy we are acting are they economic soldiers wow Senegalese soldiers deglu len well we happen to hear from the economic commander or the spokesperson sorry munañu ñi du economic soldiers and ami piaro demba si pepesi gis na mom dem dogi demba sorry because buli habune mo ni this is a bilateral between Gambia and Senegal a bilateral for 2 years to hold that incident happen like ni people are following like nga one this is a bilateral between two countries how can we agree on a bilateral so now that's mean like Gambia dañu amé ECOMOG am soldats Sénégal ñaar lañ am te Adama Barrow waxuñu lolu de li motax mané we Gambians have the right to know what the fuck Adama Barrow is signing. Nobody know what this man is signing. That's mean now we have ECOMOG soldiers and we have Senegalese army. You see? So and we the Gambians, we don't know we have Senegalese soldiers. We think that Senegalese soldiers they are under the umbrella of the ECOMOG. But while legi député bi setal nako. Wow, dafa melni legi Adama Barrow dafa am bilateral lo xamné signé nako digante mom ak Sénégal lolu motax Sénégal indi soldats Sénégal té soldats Sénégal non kan mo le na fay parce que ñu né ECOMOG sen waxkat bi mu né ñi nekku ñu soldats ECOMOG so dafa melni légui ñi Adama Barrow ak Macky Sall la ñom ñoo xam luñu binda ñom ñoo xam luñu def ñom ñoo xam luñu signé Limota, if the Gambia government are saying fake news, you know what people that speculate. You have to be transparent. But if you are not transparent, what the fuck do you think the citizens are going to do? Citizens are going to speculate. Yes, we will speculate. If you don't also speculate, you have to tell us the truth. You have to tell us what the fuck have you guys signed. But you guys are just signing bullshit. You know, on our name. We are, we don't even know what are you guys signing. It's enough. Senegal seen soldats dafa doy. So léegi nag léegi ñun xam nañ ne léegi ECOMOG am na soldats Sénégal tamit am. Kon léegi ñaar moo fa nekk. Nañ dem déglu leen because luma jana nahari moy we are acting are they economic soldiers Senegalese soldiers well we happen to hear from the economic commander or the spokesperson sorry munañu ñi du economic soldiers and ami piaro demba si pepesi gis na mom tam dogi demba sorry because buli habune mo ni this is a bilateral between Gambia and Senegal a bilateral for 2 years to hold that incident happen like ni people are following like nga one this is a bilateral between two countries how can we agree on a bilateral bu nga xamne foreign soldiers ñu second without any supervision for national security wallahi pandorly is a project ku nekk dafa wara gis ne Gambians we have our sovereignty we have our integrity do mo jëna important te dafa bëgg ku nekk ñu taxaw ñu seet ne Gambian suñu sovereignty ak suñu integrity am nañ ko suñu right bu ñu am suñu konti am nañ ko to dem Sénégal nga am right fofu like Sénégalais do dem other countries nga am ko so les Gambia fi lañ am fi lañ dëkk fi lañ am everything lu ñu wara am moy yeneen moy Sénégalais yi ñu fa nekk bu ko léegi am nañ du économique lan moy seen bandit lan la agree ak government you need to know that because ñi lox yi ñam de seen Gambie suñu Gambie ni bo leen de jël seen xaalis yeneen loolu lañ lay jël banque yeneen ni dañ lay jaay seen kër ñu dem venture into this business you know government cannot give job to everybody so if our Gambian people are actually used are venturing into this ñu dem di jël loxion di ko jaay Sénégal di Sénégalais ñu intercept ñu yóbbu ko Sénégal di ko dem jaay if you could remember even in Brikama SSB ji nga lox yu bari that was last year and where are those locks even mata boo xam ne gars dañ ko dem pour tooga yeneen saa dañ ko jël si yoon bi as a Gambian you cannot even do your business in your own country wallahi you cannot do anything in your own country a Senegalese a foreigner wallahi mu ñëw outside security person mu ñëw di sa dëkk
li sa saaga la lii saaga Gambian yi la suñu réew ñun suñu réew boo xam ne foofu leen juddoo lii saaga la sax suñu Gambian yi this is an insult to us lii saaga la sénégalais yi dafa doy rey Gambian yi léegi Sénégal dafa doy gis nga Macky Sall ku leen waxu dëgg mu wax leen fen rey bi dafa doy bàyyi leen di rey Gambian yi dafa doy gis nga boo leen continuer loolu naa def ñun Gambian yi ñun ñooy jóg soldat sénégalais yi man Serigne Thiapathioune maa toog fi joxe maa toog fii joxe order dinañ leen duma ba ngeen xam ngeen xam ne nonsense boo xam ne loolu ngeen naa def Gambie doo ko def Sénégal lii nekkul nonsense nga indi soldat yi Sénégal jógee seen réew ñëw di contrôle Gambia di def lu leen fa neex di sàcca mel ni député bi nu mu ko waaye di sàcca suñu lokk yi yóbbu ko Sénégal dem jaay loolu moo fa am tey Macky Sall maa ngi laa wax de gis nga problème bi ñu ngi amee Nigérian kenn waxu leen ñu ngi amee soldat yi Ghana kenn waxu leen soldat yi fi Freetown ñu ngi fa kenn tuuru seen tur problème bi yëpp Sénégal la problème bi yëpp ñëw na dem na soldat yi Sénégal yi ñun ñooy def problème bu am soldat yi Sénégal problème bu am soldat yi Sénégal yàlla nekk ñan suñu réew continué leen rek xam nga kenn waxu leen qu'est-ce qu'il y a lii moo tax ngeen toog foofu ngeen defal leen neex kenn waxu leen qu'est-ce qu'il y a waaye bu yàlla àndee man Serigne Thiapathioune xale bu xeer rek nekk te xam lépp mun lépp te wax leen man maa toog fi joxe droit suma taalibe yi nañ ñëw fekk leen fa duma leen fa ba ngeen xam nañ leen duma ba yàlla foot seen sagar ngeen xam ne nonsense boobu soo leen gisee ngeen koo def Yaya Jammeh moo leen sori Sénégal xamu leen yàlla xamu leen yonante de waaye Yaya Jammeh baa bi man sax yàlla akbar yéen a xam kooku nonsense bi de Yaya Jammeh moo leen sori boobu leen de jël seen xaalis yeneen loolu leen day jël banque yeneen ni leen day jaay seen kër ñu dem venture into this business. You know, government cannot give job to everybody. So if our government people are actually youth are venturing into this, you them di jël loction di ko jaay Sénégal di Sénégalais ñu intercept ñu yóbbu ko Sénégal di ko dem jaay. If you could remember, even in Brikama SSB, jingo locks you got it that was last year. And I'm like, where are those locks? You know, even Matabamde, guys they got them to Togayenesa, they got a jersey. As a Gambian, you cannot even do your business in your own country. You cannot do anything in your own country. A Senegalese, a foreigner, is Munyo. Outside security person, Munyo, the Sadega. Maltreating your own people. The business they are venturing into, New Jellico, Diko Yobale, back to Senegal. And they pay their license, they have their everything in the Gambia here. We have our forestry department. We have the ministry that are controlling this. We have no good control. While the Senegalese are controlling this. Go to Biam and Tanila today. The Gambia looks you body. They are at the end of it. We want to know what they are taking them to. Good. The Gambia needs to stand. You just this is not about politics. It's not about tribe. It's not about phony. Because looks you are just no. Because looks you don't know. They are not from Phony. Exactly. He's not from Phony. But they are Gambians. Exactly. We want the integrity of Gambians. We respect. Yeah. If the Nigerians economic soldiers are here, the Ghanaians are here, but you'll never hear a Nigerian don't take a Nigerian. Oh, you want me to eat your ass? Hell yeah. There you go. Touch it now. Lila Buga Purnity understand. This is what is making me upset now. Nunga ame Ghanaian, amuñu problem. Nunga ame ay Sierra Leone ñu fa ak yeneen soldat ñoon yëpp ñu fa. Kenn waxul seen tur. Problème soo déggee ñu ne soldat yi rey nañ Gambian Sénégalais la. Soldat yi dóor nañ Gambian Sénégalais la ba léegi dóor nit ba tege ko dafa doy. Président Adama Barrow bu leen waxut mu ngi naa toog foofu mu noonu muumu te duy wax ñun waa Gambia ñun du nañ wax nonsense boo xam ne Macky Sall sa sorraale ñu ko def dafa war a doy man xaw ma ndax Macky Sall dang leen yooni pour ñu doon rey Gambia yi xaw ma fii ngeen toog seen booda bi ngeen tëj ko da ngeen soxor da ngeen bon du Sénégalais yëpp de waaye dafa am ay Sénégalais yu xam baaxul leen c'est intérêt rek ngeen toppee Gambia maa ko wax te waxati ko waaw maa ko wax dafa am ay Sénégalais c'est intérêt rek ngeen toppee Gambia maa ko wax te waxati ko waaw seen intérêt rek tey booy dem
dem ziaré ñoo xamné Gambien leen sax ñu ngi dem ziaré dañ am problème ak li fi xama douane Sénégal li mo nekk lan waaye da ngay gis Sénégalais ñëw Gambia ñu respecté leen suñu police du ñu am benn problème da nga ñëw Gambia si jaama ngeen dem si jaama waaye Gambia yi waaye ñun Gambia ñu ngi complain bés bu nekk suñu demee Sénégal all the time soo demee ñu taxaw di la sa ID card daala bi even benn parti daala boo ko jëndee si booda bi douane ñu ne da ngaa fay taxe da ngeen ëppale yéen waaye bu yàlla andee ren su ma paree léegi ma wax si soose mbadi Gambia kon mbali tentuna mbali jay kuma kilim bije mu yalla mbe nyanta pour kalo maki sellana la masakunda birin adama borosi da fobi yara fandum iko maki iko Senegal la sojarol mantra e ko mo konot asaniata fo ñu golla député filatela iko yara fandum adama bare fende sign ani Senegal tema ye fende sign ito la ya mun sign wannan kale ko jang ñi kenn du ga atabi jël ka saandi rek ñi mu ga ko jimi wala ma da jaxanol ade Allah akbar mom ya de ka tu wo ka na ka ku sa kasara iko say bi wo ko ñi ke dafa bi moma la fa say Sénégal la sojarol mu ne ya long iko fo bayta fo bilateral two countries malong ñaadi long adelo. It's very important for Gambians to know. It's very important. Why not campagne Masakundabul? It's very important for Gambian Yal Masakundab Banco Tamandika Nyadi. New Masakundama live Munusia, Alassaniandi. Katu Adabor in the Masakunda, Atoleko, Nalika the President, Nale Bancota, Alba make sure that Nale Bancota, Alba transparent. Alba transparent. But below more man for Alamunisina and Senegal. Senegal la sojaro bina Gambia iba Gambia non fala be watila bilu muna fo Senegal dona la sojaro ba foni ba muna ala tonya foni way Gambia nol mun yalla ya kayto sotale pour que da forest losan forest yirol pour que kamana bini na Senegal ka busibul fo Senegal ne right d'application pour que ba bilu Gambia nol bu ko lu tangal fa ngona banko ka mo bu ko forina sol ka le banko kan kada mo le banko ka mun diate ko ka mo le banko ka jamal ba so no batara yalla ni man tonya fa nyamba fa nyafo la ñoy le de ni man tonya fa ba fa nyafo la ñoy le yamul Gambia nol mu ne forest kayto be bulu wol ko han yela forest kayto da ya tandi sojarol ma Senegal sojarol man kaya iman kaya ika hani won gala loksole ka tali abusibul lokso ni bi ka tara ngel wo samal ko nyabu gañ loksole ya yemat itali ya be wa fi sojaro ya be wa fay ka sama ya di Macky Sall la ba ko man sojaro bari dibida ñu nga wota kaka yeman jumala ba sonna wal afele de kunum ya Haruna Jata yo lefa e sojaro bunki do la bi lu mo fana jubel ñi Gambia no mu yala kunu ya wala ya muta foni ya lipa fa ketu da biri bere ya city Sénégalais le sojaro la so pour que mo lipa ba sa kuntu ba kamo city Gambia no foga ketu ibul anu fo ma ke fo ñu koti woto wolati na mbafala Gambia no lié nimba to nya fa Adama Barrow ay Sénégal le sojaro bondi foni Sénégal le sojaro kana ba ko dundi problème ko Sénégal le sojaro kana ba ko dundi problème kono fo ñiba Gambia le kono fo ñu gol ka taxi do ñami loya dabo kana mo jo wole ñama yamole fo ñu goma kuma loya dabo man kuma ya fo ñu quality Adama Barrow iman kuma ya fo ñu quality ñami o ba kun kan fo ñu ko fa man kuma ini fo ñu ko li be kante kilo wala bal bebul kante kilo mu bebul o kante kilo wala fo ñu ko fa nam bulu yamole fo ñu ko kata wulo ko la kata lo ni tata lo ni Sénégal la so jarol kanana e ka fa lo janjang ila fari sare to ka lo ni be janjang Sénégal la so joge to ka kido lo jibe ni kido jube ni parade e ke tujele e me ma ko fa ma lo ta fa pour ka selen def nga ila faloka fo ñu ko ba batana ko nak iko sa hani lo ni no fa kanu kunu ndol ka bu ka mala kata foni ngata lo sanje kata lo cipta woldo ila lo ka bete yalla lo kendo fa ko le so bar wol ko bi hani ta wulo ko no lo ni no le inata ika fa la allo janja ni lo janja lo bete ya beje itole lo ni ta ya bejube ni pareta lo ni ya ta ko ya selendi sare toka no je so basi yakane andu jumala ba ka fo ni kay
Senegal la sojaro say Senegal la sojaro ali bondi je na Senegal la sojaro bondi na Senegal sojaro bondi Nigeria bi jere ali kambana yamul fenge bi jere atodi ni aje Senegal len tata Gambia ni Senegal la border ina interest londe ila ñunu ngo ya jele ñunu man ke toleti de Gambia bi ndon si dajane ya jamel wato fa Senegal man border soro adama baro la wato sanse de Senegal le border tala ya soro ya mun le border soro iko pour ka sukulu kana dum Gambia iko pour ka sukulu kana dum Gambia Senegal le border tala ya soro nunja Gambia mo be nyaba ngo bilu ika sama da pere killing sande sama da pere killing ina da Senegal ye ta ya fa ina mojo ya sukuru bodo sa ya sama Senegal ya fa ina mojo muna anga to ya fu ñeway badi ya sim fulale ka tama sin kilim buka badi ya tama nyama badi sim fulale ka badi ya tama bar ita bukan ta kuma da wata man teleke ko mbadi hey mbam fa mutalal ni ngam fa muta